salaamaaleykum suñu mbokk yi dañuy seetaan tey nag comme ni ma leen ko waxee woon rek ci njëlbeen may dalal une référence jëmm ji toog ak man nag mooy je dirais le premier syndicaliste africain au niveau de l'Espagne. C'est quelqu'un qui s'est battu pour les immigrés. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a fait beaucoup d'immigrés tey am nañu seen këyit seen poste. C'est grâce à lui. Kooku mooy Lamine Sagna, l'enfant je dirais de la Casamance. Kooku mooy Lamine Sagna, l'enfant du Sénégal, l'enfant de l'Afrique. Tey mu nekk ci benn kuréel gu xam ne syndicat yu gën a mag fii ci biir Espagne ci lay liggéeyee nekk ci ab kilifa nag aussi nekk un homme je dirais plein d'humilité, un homme très simple, un homme ku foo ko gis rek ngay gis ku xam ne ñëpp la yëg tey je dirais c'est un des rares immigrés yu xam ne tey jii di nga wax turam ñëpp ànd ceeg moom. soo waxee ñu ne Lamine ku baax la Lamine ku baax la waaw kon sëñ Lamine ma bàyyi rek nga nuyoog suñu mbokk yi. salaamaaleykum mbokk yi nag maa ngi leen nuyu seen tur ak seen sant comme lu mu ko waxee rek sénégalais la doomu sénégalais la immigré la et africain la yoo xam ne dafa ñëw en le 27 novembre 85 la dugg ci Espagne 25 novembre 85 ma ñëw comme immigré yëpp door Dakar ba en 90 avant Messaxera damay liggéey ci moto j'étais le premier africain yoo xam ne liggéey na ci moto Madrid. Le deuxième c'est un Angolais ñu ñoo doon liggéey ci moto bi et tourné naa encore film bu tudd La Carta de Luz. La Carta de Luz mooy premier film yoo xam ne africain yi tourné nañu ko fii ci Espagne film boobu La Carta de Luz bon loolu la tudd après loolu nag maa ngi liggéey man sama bopp. En 90 dafa amoon immigré nigériens yoo xam ne dañu ñëwoon en groupe plus de 90 nigériens ñu doon fanaan ci place d'Espagne Madrid man Tabo laa amoon kayit mais nag bu ma wàccee ki liggéey ñooñu laa dem di leen laaj lan la ñu soxla ma di leen ut yére di leen ut lekk. Chaque jour maa ngi foofu bu ma wàccee dafa am journaux yoo xam ne chaque semaine daf may génn ki journaux ndax liggéey lu may def tam boobu amul benn organisation yoo xam ne da koy def liggéey boobu maa ko def parce que yaakaar naa ne loolu laa gëm liggéey boobu laa gëm di ma dimbale immigré yooyu ba juillet août septembre octobre benn immigré dee foofu. Entonces foofu la immigration espagnole éclaté en 90 octobre 90 parce que immigré boobu dafa dee rek espagnol ne ndekete ñii dañu leen romb chaque jour 4 mois nii la ñu nekk foofu la immigration éclaté en Espagne en 90 en 90 comme commissaire souverain ñu ngi may seet ki journaux yi chaque jour. ñu woo ma ñu ne ma vraiment dama bugg a liggéey ak yéen dañu bugg a liggéey ak yéen ma ne que ngeen bugg a liggéey ak man ci naka parce que man dama am sama liggéey mais loo leen bugg a liggéey ak man ñu ne non parce que chaque fois dañu leen gis liggéey ki immigré te ñun dañu am secrétariat d'immigration amuñu immigré yi fii liggéey foofu te dañu bugg nga liggéey foofu man leen nag sama condition ñaar condition rek laa leen laaj première condition yi. bu ma liggéey est-ce que lu ma soxla pour sénégalais yi pour dimbale la ne da ngeen ma boot pour ma mun na la dimbale ñu ne ma waaw ñu ne ma ci biir boobu bu ma amee problème est-ce que problème boobu bu ñu amee dinañ bokk problème boobu pour ñu liggante sénégalais yooyu ñu ne ma waaw ñu ne africains yi ñëw fii te bu ñu amee problème bu ñu bokkoo ñëw est-ce que mun ngeen ma boot pour ñu mun a leen dimbale ñu ne ma waaw. maa leen sama dernière question mooy maa ngi liggéey est-ce que solde bi ma am salaire bu ma am mun ngeen ma fay loolu ñu ne ma ban salaire la ma wax ko ñu ne loolu la ñu xalaat tam pour fay la ma ne ko loolu kon nag d'accord naa
entonces loolu man lu ma leen wax ñu d'accord ci yaakaar na ne ba léegi lu problème sénégalais yi jóg rek jóg nañu entonces foofu laa tàmbalee sama liggéey ak immigré en général en particulier avec sénégalais mais balaa ma ñëw Espagne nekkoon naa syndicaliste ICOTAF puisque liggéey naa foofu 5 ans Amerger liggéey naa foofu en 73 en Amerger liggéey naa foofu 73 mais liggéey boobu dama ko def une semaine rek mu am grève ma dugg ci grève rek ñu dakk ma boobu moom c'est en 73 ma jógee foofu ñëw fii parce que xam nga ku bëgg a dimbali te syndicat yi liggéeykat la ñu dimbale loolu moo tax nag ma sawar ci bokk ci syndicat bi te yaakaar naa ne ñoom lu ma def ci syndicat c'est possible bon tey dinañuy wax tuuti gars yi dinañu xam lu ma def ci loolu bu ñu àggee nag yaakaar naa ne da ngeen xam parce que damaa sawar xam nga kuy dimbale ñu ne la kaay nga dimbale sa mbokk xam nga da ngay sawar loolu moo tax nag ma sawar liggéey ci syndicat boobu te syndicat bi dañu amul woon relation avec les syndicats sénégalais ma ne ko du ma liggéey ki benn sénégalais ki benn syndicat te ñun suñu dëkk am na syndicat yi te tant que man awma relation man en tant que syndicaliste espagnol te am nañu syndicat ci Sénégal kon nag dinaa fexe ba ñu am relation entre le syndicat espagnol ak le syndicat sénégal yaakaar naa ne loolu def nañu ko ba ñu am bureau Dakar commissaire Sobreras def na relation ak Guinée-Bissau Cap-Vert Mali Sénégal ak Mauritanie ñoom ñëpp dañu amoon ay projet yoo xam ne projet jigéen ñi ñoo xam ne dañuy liggéey plus de 6 ans bon léegi ak crise bi la affaire bi yàqu ba ñu tëj bureau bi mais sama relation moom ba léegi bu ñu defee congrès syndicaliste marocain syndicaliste mauritanien sénégalais ñoom ñëpp dañu même suñu congrès bu mujj bi ñëw nañu parce que suñu relation bi léegi relation bi dem na ba 12 ans 13 ans 14 ans. lu ma métti yaakaar naa ne métti naa doomu àddina yëpp surtout africains yi mais balaa loolu en 91 damaa dem Malaga sama tournée yu mooy def ma dem Malaga ñu interview ma ki tefes Malaga man leen da ngeen fexe benn ngeen am accord avec le gouvernement africain pour que immigré ñu bañ a dugg lu ñu war a dugg noonu ma ne ko bu dul noonu même boo leen tabaxee ba ki asamaan si immigré dinañ tëb ñëw yaakaar naa ne wax naa ko en 91 ba léegi il y a 26 ans de cela août 91 laa ko wax ak août lu ñu nekk nii yaakaar naa ne il y a 26 ans de cela bon pour me répondre sa question jóge nañu fii dem Maroc cette situation yi nekk Maroc ma ñëw gis gouvernement Aznar ma ne lu ma gis immigré ñu dund Maroc dafa ma neexul puisque kër yi daanu comme pux rek dañu fanaan comme vraiment ay waaw man ne loolu moom neexuma nag lu ma bëgg nag mooy accord bi ngeen signé ak Équateur ngeen yóbbu leen indi leen légalement loolu laa bëgg nag ngeen def ko kii noir yi nekk Maroc ñu ne ma loolu rek ngam nga ma ne waaw ma ne ko loolu laa bëgg pour ñu bañ a dee kii géej bi ñu ne ma d'accord ñu ne ma joxuma liste yoo xam ne dinañ leen yónni Sénégal ñu jox leen argent de poche fu ñu dëkk seen dëkk dinañ leen jël foofu comme lu ñu def marocain ko ñu def équatorien ma wax leen ñu ne man damaa dof parce que ñoom du ñu dem ba Maroc ma wax leen ñu dem Sénégal te bu ñu demoon Sénégal dinañ ñëw légalement ñu amu seen kayit loolu pare nag ñu ne ma
balaa loolu am dañu bëgg nag def benn émissoria fii Espagne benn Maroc benn Sénégal dinañu leen financer 250 millions de pesetes c'est le secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur moo ma ko wax ma toog wax ko sama gars yi ñu ne non loolu moom duñu ko def parce que bu ñu déggee ñu ne association sénégalaise mu ngi liggéey ak gouvernement espagnol ma ne ko mais yéen xanaa yéen da ngeen xamul li ngeen wax ñu ne ma non loolu moom duñu ko dugg yow boo duggee rek nga dugg yow kenn foofu laa ko bàyyoon bu dul noonu dina am rajo ak télévision Espagne Maroc ak Sénégal ñu informer nit ñi pour ñu mën a dugg ci gaal bi nag sama doole bi motul parce que sama mbokk yi ñoo ma waroon dimbali pour loolu am comme ñoomu dimbaluñu pour loolu am sama doole bi foofu la yemoon quoi mënuma passer loolu te mais daf ma metti ba léegi bu ma gisee loolu rek daf ma metti quoi. Gouvernement Sénégal ñoo am tort boobu parce que gouvernement Sénégal bu ñu toogee ñoom ñu négocier seen bopp entre gouvernement ak gouvernement xamuñu lu ñu def parce que bu ñu ko xamoon y a des Sénégalais yoo xam ne yàgg nañu fii xam nañu situation bi balaa ñoomu négocier entre les deux gouvernements mun nañu négocier avec les représentants de l'association ñu xam ban situation la Sénégalais yi nekk ban situation la immigré yi nekk ki Espagne pour ñu mën a négocier avec le gouvernement espagnol mais defuñu ko xawma lu tax defuñu ko xawma xaalis la ñu bëggoon wala dañu leen jox xaalis mais nag bu ñu bëggoon négocier vraie négociation pour que ëllëg immigré ñu bañ a ñëw wala bu ñu ñëwee ñu ñëw ak conditions yi dañu waroon gis immigré yi ñu nekk fii te ñu nekk ci association bi ñu xam situation sénégalais ñu xam situation immigré yi nekk Espagne pour ñu mën a négocier avec le gouvernement espagnol sinon dañu échouer fii ba de 20 ans 40 ans. waaw Europe jar na xale yi nekk Sénégal léegi te xamuñu situation bi jar na leen parce que xamuñu fii bu ñu xamoon lu fi nekk jaru leen loolu mais nag dina leen jar parce que xamuñu situation yi nekk fii dama ne bu njëkk bi dama ne bu ñu amoon benn rajo ak télévision Espagne fii ñu am ko Maroc ñu am ko Sénégal ñu ko wone chaque jour ñu wone problème bu nekk fii lu am fii du am wante nag responsabilité boobu ñun immigré ñu nekk Espagne ñoo tax waaw. tey soo jàkkaarloo benn xale Sénégal mu ne la tonton de man dama bëgg a jaar ci gaal gi dama bëgg a ñëw Espagne loo koy wax. xam nga léeg-léeg dañu lay teg situation yoo xam ne sama doom sax mu ngi kii yoon mu ne dafa ñëw dafa bëgg a ñëw ma ne ko est-ce que doo delloo tuuti ñu xalaatandoo man ak yow bala nga dugg ci gaal bi. mu ne ma non man départ naa ba pare loolu vraiment dootuma dellu ci gannaaw xam nga loolu kooku doo ko mën a def dara dafa décider ba pare waaye dafa décider ba pare mun nga ko wax mu ne ma kii paa bi lu mu bugga moom mu ngi foofu doomam mu ngi foofu mu ne ma man du ma ñëw il faut ma xaar tuuti non mu ne ma man départ naa léegi dootuma mën a delloo ci gannaaw parce que dinañ ne kii dafa dem rek mu ñëw. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam. Lamine Bunkaña lu mu wax loolu la man mii fekk na ma seen tournée bu Espagne bi ñu leen yónneen pour ñu dem xool immigration yi Maroc man mii fekk na ma fa mu ne ma ñëw naa xam naa ne fii doo fi mun a jaar li bi ngay ñëw lu tax woowloo ma wóor na ma ne fii doo fi mun a jaar ci ndox mi léegi doolu mun a delloo ba dëkk ba nga mun a xool lan ngay def ma ne ko boo ma joxoon sa 500000 sax du ma dem loolu maa ko tontu maa gisante ak moom kaara parce que dafa ñëw ba ambassade Sénégal mu laajte ba benn xale bu góor moo ko ne xam naa yaay mu indil ma ba fu may liggéey boobu amu woon fu may nekk sax fu may liggéey foofu laa dëkk ci Maroc ci benn ambassadeur de Guinée équatoriale foofu laa dëkk du ma wàcc mais def na tout
ba dem ambassade Sénégal ba laajte foofu ba ñëw fekk ma fa ba gis naa ko ci télévision fu may liggéey muy dugg ci émigré yi fu ñu nekk ci Cartagena tëkkadum gis naa ko fa ba xale yi bu mu ñëwee kër ga ñu ne ma yeyaa gis nañu sa mbokk a ngi nii ma ne ko man mii boo ma joxoon 1,5 million sax du ma dem ma toog sama mbokk yi nekk Maroc ñu ne sama frère bi mu ngi nekkoon consulat de Sénégal ñu ne rak Amadou mi ngi fii il faut ñu trouver solution bu ñuy def pour mu ñibbi ñu ñëw fekk ma ne ko fii xanaa ma dem yelwaan waaye du ma dem moo tax lu mu wax nii nit ñi fii pour nga ne leen bu ñu ñëw duñ ko gëm parce que premièrement man maa ngi ni dama dem ba ci digg bi ma xam li ma waxoon dëgg la yàlla moo ma dimbali ma liggéey ci benn Guinée équatoriale bu ma dugg fu ma dugg mais man mii dem naa ba ma jéggi benn niiw nii te faalewu ma ko dem rek laa doon xool nii laa ko jéggee nii ñu bàyyi nit kooku tëdd ci suuf ki nga xam ne dafa dee ñu dem ba ñu gis ko ñu sànni ba bët bi tuuru ñu mujjee cotiser ku nekk un dirham pour ñu mën a delloo nit kooku mais taxul pour mën a demee ñibbi policiers yi jàpp ñu refoulé ñu ne fa ñu dellu ñu dem ba ci frontière bi ñu bàyyi ñu benn xale bu góor waa jaagur la dëkk mu ne ma yaay kaa ñu dem noppalu ma ne ko duma dem mais delluwaat ci forêt bi moo tax fii pour nga wax nit ñi ñu mun a dégg bul ñëw il faut nga ñëw ba gisal sa bopp nga doog a ñëw salaamaaleykum mbokk yi fii laa yem ak yéen. Je crois que li nga wax war dëgg bu wóor la lu ñu def fii surtout l'agriculture lu ñu liggéey ci agriculture fii bu ñu ko defoon Sénégal rek ñu avancé bu ñu ko defoon Sénégal rek ñu avancé mais nag dafa am différence yoo xam ne mun nga liggéey fii ci tool nga dundal sa waajur mais boo ko defee Sénégal doo ko am te boobu mooy différence bi quoi sinon lu ñu def fii bu ñu ko defee nag ñu avancé. xam nga fu ma nekk nii j'ai 63 ans et demi lu ñu ma yaru ak lu ñu yaru xale yi tey bokkul. ñun dañu respecté suñu kàddu doo mën a yëkkatu sa kàddu bu mag toog doo ko ñeme dañu ne adduna bi moo changé te adduna fu mu nekk rek foofu la nekk changé wu ñun ñoo changé te éducation boobu dañu jël suñu éducation boobu teg ko feneen ñu bugg a jël éducation européen loolu mënul nekk. ñun ay nit ku ñuul lañu dañu am suñu éducation mun nañu jëriñoo éducation africain ñu jëriñoo éducation fii ñu mën a dem mais bu ñu sànnee suñu éducation ñu ne éducation tubaab lañu jël rek dootuñu dem fenn. xam nga lu may wax rek toujours c'est l'éducation. Sénégalais dafa jiital xaalis ba ëpp nit xam nga train bu déraillé rek il faut mu daanu ntoose suñu éducation bu ñu ko bàyyee ñu bugg a dugg yeneen éducation rek nii lay mer te bu ñu ko deful attention dina am loo xam ne te ñun yaakaaruñu ko ci Sénégal. salaamaaleykum donc pour auditeurs yi ak téléspectateurs yi ñuy seetaan di ñu déglu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi fii ci Espagne ci dëkk bu ñuy wax Murcia ñëw fii pour def témoignage si sunu mag sunu nijaay sunu papa muy Mamadou Lamine Sagna mais avant tout nuyu la yow mi nga xamante ne Yamar dama bëgg a def seede ci yow parce que aussi li nga def sa liggéey c'est pas évident du lu yomb seedeel nit ñi ne vraiment yaa ngi def liggéey bu am maanaa liggéey bu am solo parce que c'est pas évident immigration nga ñëw fekk ñu fi ñu nekk ay immigré ku nekk ci ñun di daan sa doole mais yow yaa ngi boole sa daan sa doole
boole mais aussi yaa ngi boole di xool di repêcher di xool nit ñi am influence nit ñi nga xamante ne ay référence lañu fu ñu nekk pour nga leen di wane donc loolu aussi c'était pas évident te kenn fayu la ci dara kenn toppaloo ci dara yow yaay jël sa doole di wër di xool fépp foo xamante ne dégg nga ne sénégalais boo xamante ne mi ngi liggéey lu ràññeeku mu nga fa nga dem fekk ko wane ko lépp lu sénégalais yi di jooy nga wane ko lépp lu sénégalais yi di def nga fexe ba siiwal ko donc aussi baax na suñu amee micro ñu féliciter la remercier la wax nit ñi ni lii mooy sa liggéey jërëjëf. mais Mady tey su ma lay laaj rek tey. mais kan mooy Lamine Sagna loo may wax. voilà Lamine Sagna moom boo ma ciy laaj damay sawar pourquoi parce que dafa nekk nit koo xamante ne nit ñi dañ ma ko bàkkee parce que koo wax mu ne la Mady Lamine Sagna moo koy faral wala Mady mooy rakku Lamine Sagna donc suñ ma wooyee pour ma wax ci moom damay sawar Lamine Sagna dafa am lu ñuy wax li tubaab di wax une valeur sûre c'est une référence Lamine Sagna dafa nekk suñu njëriñ la. dafa nekk lu njëriñ lu am solo loo xamante ne ñun suñu bopp ñu bari xamuñu ko parce que précurseur la dans l'immigration quelqu'un qui te parle de 1985 quelqu'un qui te dit que ça fait plus de je sais pas plus de 35 ans nga nekk ci dëkk mais booy bokk ci ñi fa njëkk parce que immigration commencé wul 85 commencé na bien avant te waa sud bi ñoo gënoon bari ci Espagne waa sud bi ñoo gënoon ñëw ak Tamba l'est et le sud ñoom ñoo gënoon bari te Catalunya lañ nekkoon moom mu bokk ci ñooñu mais aussi liggéey weesuwul première association des Sénégalais bi am Espagne moom moo ko créé première association des Sénégalais te nit ki lu mu jàngul du ko tari c'est parce que daf ko dafa àndaale lenn loo xamante ne moo nekk ci moom mooy défendre la condition des immigrés donc bu mu ñëwee créé ko di ko def ba yàlla def aussi mu dugg ci syndicat bi mu duggee ci syndicat bi aussi di ci liggéey bu rafet bàyyiwul mënoon na ne parce que ñu bëri dañuy dugg ci ay association parce que dafa am fu ñu bëgg a yegg bu ñu fa yeggee rek dañuy arrêté mais moom dafa créer association boobu jël nit ñi dugal leen si yee leen si tette leen si association bi di dem mu jël ci li nga xamante ne mooy xam-xamam ak moyen mu permettre ci ba ñu créer une fédération des associations sénégalaises loolu aussi ci moom la jógee loolu aussi peut-être ñiy doog a ñëw xamuñu ko dafay baax aussi ñuy fàttali nit ñi ne yoon bi dafa gudd mais moom benn yoon toxiwul benn yoon dawul mais toujours dafa continuer di bay di sembrar li espagnol naan ji da doon ji pour que ñun génération yu mujj parce que ñun nous sommes venus encore ay 20 ans après moom mais bi ñu ñëwee fekk nañu moom mu tracé woon benn yoon boobu mu tracé woon ñu jéem ci dugg ñun pour mottali ñu dem nañu ba léegi suñu ay rakk ñoom tam ñu ngi ciy dugg pour mottali mais terewul moom au lieu mu ne man mag laa wala sonn naa damay bàyyiwul ba léegi mi ngi ci heure boo ko wooyee mi ngi ñëw boo ko woowul mi ngi ñëw boo gëstoo gis ko sa ginnaaw donc kooku dafay baax nga seede nit ñi xam ne dafa def lii muy def parce que daf ko bëgg daf ko gëm léegi beneen Mamadou Lamine Sagna muy Mamadou Lamine Sagna syndicaliste Mamadou Lamine Sagna syndicaliste bu yore affaire migration ak impléo migration mooy ñun ñi nga xam ne ñooy dem ak dellu si mooy immigré yi impléo mooy lu jëm ci wàllu liggéey parce que syndicat moo ko jël féetale ko foofu parce que gis nañ ne que ñun immigré yi liggéey la ñu wër donc moom ñu jël ko jox ko secrétariat boo xam ne day toppatoo ñiy wut liggéey ak ñi nga xamante ne ñooy immigré yi ñiy wut liggéey li mu ci jàppale kenn mënul wax nu mu toll fii ci salle bi rek suñ la waxoon ñi nga xamante ne moom moo tax ñu am liggéey kenn mënul wax nu mu toll mais avant loolu daf ko nekk loo xamante ne da ko dem di ko xeexal ñi nga xamante ne dañuy liggéey tool parce que bu yàgg ba Espagne nit ñi ci tool lañ daan liggéey boo demee Almeria boo demee Murcia nga dem Catalunya nit ñi ci tool yi lañ daan liggéey ñi daan njëkk a ñëw amuñu woon yenn formation yi donc ci tool rek lañ daan liggéey moom mu nag di dem foofu di gëstu nit ñi seen nekkin di xool ni ñuy def pour soppi seen nekkin di xool ni ñuy def pour améliorer seen condition de vie donc loolu mooy liggéeyu Lamine Sagna ci biir immigration loolu mooy liggéeyu Lamine Sagna ci biir migration lan la defal aussi sénégalais yi loo xamante ne génération bii doog a ñëw peut-être xamuñu ko xam nga benn waay bari xam-xam nee na Obama nekkul américain bi gën a rafet ci américain yu ñuul yi nekkul américain bi njëkk a nekk avocat ci américain yu ñuul yi mais moom la yàlla def mu nekk président c'est parce que dafa am ñenn ñu ko xeex bu yàgg ay ñuule yoo xam ne ñoo ko doon xeex mais ñoom yàlla nattu bi rek la leen tegoon ñoom mënuñu woon am chance su nekk président wala ñu am chance nekk gouverneur donc ci Obama la dal moom it bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ñu rëddal yoon bi tey man su ma ñëwee Espagne ma ñëw rek fekk ne ñu ne léegi Arraigo dafa am Arraigo mooy soo fi defee 3 ans soo amee ku la defal contrat rek da ngay am kayit man mii doog a ñëw damay foog ne loolu droit la damay foog ne loo xamante ne lu fi yàgg la damay foog ne loolu espagnol yi ñoo baax rek def ko mais loolu dafa am ñu ko xeex du ma ne moom moo xeex mais ci ñu ko xeex la bokk
loolu dafa am ñu ko xeex ba nga xamante ne kii doog a ñëw moom mënul xam histoire moom day ñëw rek ne man def naa sama 3 ans dama war a am kayit parce que am naa contrat mais dafa am melul woon noonu parce que dëkk amul benn dëkk boo xam ne da nga naan ñëw rek ñu may la kayit kenn daanu woon mais kayit régularisation 91 man fekkewu ma ko mais am nañ ci ay dégg-dégg te boo duggee ci internet bi di nga si gis xool moom lan la ci dox espagnol yi dem nañu ba nga xamante ne gis nañu ne lu muy sànq expliqué na ko fii histoire nigériens yi ñëwoon en groupe nekk foofu ci place à Espagne nit ñi di leen seetaan boo am ko ci gaañu ñoom ñuy xeex moom ak ay naatangoom ñoom ñuy xeex ba nga xamante nañ ne léegi nañu régulariser nit ñi donc si seen xeex boobu moom am na ci wàll parce que moom moo ci doon doomu Sénégal bu nekkoon ci groupe boobu ñu ciy xeex ba nga xamante ne régularisation dugg na ñu ne dañu régulariser képp koo xamante ne da ngay liggéey Sénégal yi daan ñëw comme wax naa ko ñii ci tool lañ nekk mais ñi nekkul woon ci tool jaay rek la ñuy def parce que ñun ñaari liggéey yooyu lañ daan def Espagne jaay mooy vente ambulante compte propria loolu gars yi prévoir ñu ko woon ci ñi waroon régulariser ñi ñu doon régulariser mooy ñi nga xam ne dañu am liggéey mais wala ñu am métier mais képp koo xamante ne si njaay mi rek nga nekkoon mënuloo woon am régulariser mais moom bokk na si ñi xeex ba nga xamante ne nangu nañu régulariser ñi nga xam ne njaay la ñuy def parce que bu ñu ko régulariser wul woon daal ne dañuy régulariser ñiy liggéey rek xëy na Sénégalais yëpp du ñu am wala bu ñu amee itam day métti ci gouvernement espagnol parce que dañu waroon former ay nit liggéey loolu leen fayal leen sécurité sociale mais léegi bu dee njaay mi yow dañ lay jox la kii rek yow nga commencé di fay donc Espagne di ci am xaalis donc loolu ci xam-xamam la et puis yàlla baaxee ñu mu ñu am ku mel ni moom mu jaar ci moom ba loolu sotti quoi donc cas histoire yu mel noonu bari na nag bu 91 bu 92 en 94 Alicante am na fi problème am benn nit bu dëgër fit boo xamante ne dafa gisanteeg benn avocat commencé di defar ne damay dugalal nit ñi kayit comme ñun aussi dañuy ñëw jaaxle bëgg a kayit ku nekk da ngay daw ci moom ne ko léegi damaa bëgg nga dugal ma kayit nga jël sa 10 000 pesetas jox ko pour mu dugalal la kayit bi waa ji ndekete gouverneur daf ne aha mën ngeen dugal de waaye képp ku dugal suñ la mayul dañ lay refoulé mais ba nit ñi dugalee waa ji moom li ko intéressé woon rek mooy jël xaalis bi nga ko nit ñi di fay rek mu dugalal leen jox la sa récépissé na la dugalal naa la yow nga kontaan mais comme dañuy bañ parce que yaa ngi doog a jóge Sénégal wala yaa ngi doog a jóge Portugal wala yaa ngi doog a jóge Italie donc dañuy bañ te bu ñu bañee dañ laa war a refoulé mais moom ba mu ko yëgee da ci def ay jéego ànd ak syndicat am jàppale ko parce que am na chance dafa nekk ci syndicat am jàppale ko syndicat am jàppale ko ba nga xamante ne donc ñooñu yàlla def na ba kenn refoulé wu leen non seulement refoulé wu ñu ñooñu mais déjà kenn waxatul waxu refoulé ci Alicante gii ak ci yeneen dëkk yu bari kenn waxatul waxu refoulé quoi. ba bu mujj bi nga xamante ne ñun moom la ñu gën a fekkee moom la ci booy yu bari nekk fu mu nekk nii si la ñu amee kayit yu 2005 yi bokk na ci ñi nga xamante ne man boobu nekk naa président d'association mais bi ñu daan dem ci délégation de gouverneur te amuñu woon yenn expérience yi moom bokk na si ñi nga xam ne ñooñu daan yëpp. ñooñu daan yëpp ñu daan wax lu ñu daan laaj parce que bi ko tubaab bi defee régularisation 2005 dañ ne ku amul imparamento doo mën a bokk ci régularisation bi te imparamento ñun Sénégalais tàmmuñu ko woon am mooy certificat de domicile parce que dañuy ñëw dëkk ci kër du ñu xool certificat de domicile parce que bokkul ci suñu culture mais ba ñu demee ba nga xamante ne gars yi exigé nañ ko moom bokk na si ñi ñu xelal pour ñu wax tubaab bi ne leen même bu ñu amul certificat de domicile mais am nañu ay preuves yi wane ne ñun yàgg nañ fi looloo tax tubaab bi dem ba si yàgg dindi imparamento bi exiger tuñu ko mais ñu daal exiger beneen pièce booy andi rek buy wane ne que yow yàgg nga fi pour ñu defal la beneen imparamento quoi. D'abord, l'Afrique est là et Mamadou Lamine Sagna, je le définis comme africain. Je le définis jamais comme sénégalais. Pourquoi? Pour tout le travail que Mamadou Lamine Sagna a fait pour les Africains, plus précisément ici dans la région de Murcia et à Madrid aussi. Ici, on est réunis grâce à Mamadou Lamine. Ça fait plus de 17 ans que Mamadou Lamine et moi on se connaît ici à Murcia. Mais vu un travail qu'il a déroulé avec une société de travail qui s'appelle Doura, il a saisi cette société pour pouvoir aider les immigrants à pouvoir travailler ici à Murcia dans des conditions dignes. Et lors d'intervention d'accidents de bateau Joola aussi, on a eu à faire beaucoup de choses ensemble. Le temps est très court. Je me limiterai seulement à dire que l'Afrique a besoin des gens comme Mamadou, pas seulement le Mali, pas seulement le Sénégal, pas seulement la Guinée ni le Nigeria, mais toute l'Afrique. Ici, nous, on a un frère. On n'a pas un Sénégalais ici, on a un frère africain qui lutte pour l'Afrique, qui lutte pour tous les travailleurs africains qui vivent dans la région de Murcia, en Espagne, n'importe où. Ici, nous parlons des problèmes d'identité, des papiers, d'intégration sociale, mais on a oublié qu'il y a un tel, Mamadou Lamine Sagna, qui a lutté il y a 30 ans de cela
pour qu'on puisse traiter les Africains et les Européens au même pied d'égalité. Je crois que les sociétés africaines, les travailleurs, les politiques africaines, les gouvernements africains doivent prendre vraiment conscience des problèmes africains. Ils doivent prendre l'exemple à M. Mamadou Lamine Sagna qui est là pour lutter pour les Africains, non pas seulement pour les Sénégalais, non pas seulement pour les Maliens, ni les Nigériens, et l'Afrique en totalité. Ici, nous, on a une association qui s'appelle la Fédération des associations africaines au niveau de la région de Moursia, grâce à ça, Mamadou Lamine Sagna. L'association sénégalaise fonctionne, il les appuie. L'association malienne, l'association nigérienne, ghanéenne, burkinabé. Je vous dis, mes frères, l'exemple est là. Il y a des travailleurs africains ici en Europe qui veulent faire beaucoup pour l'Afrique. L'un de ces exemples, c'est Mamadou Lamine Sagna. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi toog di nuyu samay bàjjan yi fi nekk ak samay mag ak président association bi wax sa papa nag neexul mais papa bu bëgg ay doomam la man mi di wax ak yow topp na ma ba sonn bul ñëw Europe toogal Sénégal parce que gendarme laa woon bëgg a ñëw Europe moo tax ma bàyyi pour ñëw fii mais lu ne wax na ma ko bu démb doon tey damay toog lépp lu mu la wax téere la damay delluwaat si ñuy wax ku baax la ku bëgg nit la ku bëgg africain la ñun sax parfois damay rusane nit kii sama papa la su ma nee sama papa la dañ ne du sa papa yow donc suñu papa la ñun est-ce que yow doo papa comme gars yi ñu koy waxee Espagne ma ne leen sama papa la man moo ma jur parfois nit dina ko woo ne ko liggéey laa bëgg su amul sax dina ma woo mu ne ma jéemal ma wutal ma diw place te parfois dina may doomam sax yoo xam ne dinañ toog ay jour duñ liggéey mais dina bàyyi doomam wutal ñeneen ay liggéey man ma di wax yow moo ma fi indi jox ma kayit sonn ma ñu ngi sant yàlla bu dul moom xamoon naa ni tey mënuma wax si moom daal lu mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla mottali sama rakk mi ngi fi nag olofam leerul la moo taxit mais nag ñu ngi gërëm ñu fi toog yëpp mën naa ne du moom lañ ñëwal sax mais ñun lañ ñëwal xam naa ñun ëllëg du ñu sonn biir Espagne parce que damay dem fenn ne man doom maa jox benn année ndox dama jógee Sénégal wàcc aéroport am ma sa passe mooy indi Moursia daje benn sénégalaise daf ma doon daw ma ne ko pourtant nag sénégalais la doom yi Lamine Sagna la mu ne ma mënul nekk ma ne ko sii ma jël sama téléphone woo sama pap mu wax ak moom mu dagal ma bii Madrid Moursia loolu moom moo ko liggéey mais du man am naa fi samay mag nag ak samay rakk mais ñu ngi koy gërëm teg nañu ci yoon bu leer nañ buggul njublam buggul dara yàlla na ko yàlla bàyyi fi ba ci kanam soxla nañ ko nag soxla nañ ko lu bari nag fii laa mën a yem quoi. salaamaaleykum mbooloo bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di sant Lamine Sagna mi tax ñu teew fii. yàlla na ko yàlla may wér gu yaram ak gudd fan kontaan nañ ci Lamine bu baax a baax a baax surtout ñun jigéenu joolaay Lamine Sagna taxaw nañu guddi taxaw ñu bëccëg yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam law la ca kaw ca kanam ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla may wér gu yaram ak gudd fan yàlla bàyyil ñu fi ba say doom gis say njëriñ ndax ñun moom gis nañ ko gisati ko yàlla na la yàlla bàyyi suñu kanam jërëjëf. di leen ziar di la sant yow aussi tamit ci sa liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi ko def ci diaspora bi bon liñ naan li duuf ci cin li duuf ci nag gi xaju ci cin li yaakaar naa moo ñu dal tey bu ñu fi nekkee war a wax ci sunu papa Lamine Sagna fi ñëpp jaar rek la ñuy wax mooy ku baax la ndax baax mënul weesu baax sunu sëriñ nag maam Abdou Aziz Sy Dabakh day daan wax ne jamonoy tey jii koo narati sant ñaanal ko yàlla moo ko gën ndax foo taxaw teg nit ku baax di ko fa sant boo weesoo boo doxee tuuti rek ñu teg ab saay-saay di ko sant te moom ñi koy sant dañuy xam ne moom ab saay-saay la moom mi ñuy sant ñoo xam ne ab saay boo tax sant amatul njëriñ kon sunu papa Lamine Sagna dañ koy ñaanal yàlla yàlla defal ko gudd fan defal ko wér
defal ko sutura ba li nga xamante ni moom la yéene ci sénégalais ak africains yi yàlla may ko mu mottali ko ci barke yonent bi loolu lañ koy ñaanal. man nag en tant que président de tous les sénégalais de la région de Mourchia dama koy rendre hommage au nom de tous les sénégalais nag yaakaar naa li fi ñoom sunu grand Madi di wax ak africains yi fi nekk yëpp doy na sëkk. Grand Lamine dafa nekk nit koo xamante ne nii nit ku rëy si ñun la une référence la si ñun suñu patrimoine la ñun or la si ñun fii ñu toog di wax fii laa njëkk a duggee ci bureau association boobu aw ma tëj moom moo ma woo ne ma ñëwal dugg ci bureau bi ma nekk secrétaire général adjoint 2 ans ci bureau bi aw ma sax këy ngir lan ngir moom sopp ko ak maan gis liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ci immigré mënu ma mën nga apporter dara ñëwal dugg xam nga tubaab day wax ni c'est le père qui se réalise dans l'enfant mais c'est pas l'enfant qui se réalise dans le père ñun buñ nekkee ay xale nekk fii ni Europe dañ fi tumuraan ci amuñu fi ndey amuñu fi bàyyi mais moom actuellement au niveau de Mourchia mooy suñu papa kon suñu amee fit tey nekk ay xale yu ndaw ñu di jiite sénégalais yi grâce à lui pour gàttal rek dafa am yu bari dañ ciy lim ñaar wala ba ñett rek yoo xamante ni dañu def ñu ci taxaw yu bari au niveau de association bi nga gis ni xam ne moom la ñuy diriger duñu convoqué mukk réunion te oowuñu ko mu taxaw toog réunion bu ñu ko convoqué suñu groupe WhatsApp yi ci biir bu ñu wootee réunion dañ koy woo mu ñëw toog te musul wax lu ñaaw lu baax rek la ñu wax bu yàggul am na benn sénégalais ñu ñëpp xam nañ ko bu ñu gaañu woon muy Amadou Wàll mu nekkoon cas bu critique ñuy daw lu mat 2 mois pour xam rek ay information yi nga xamante ni grâce à lui moom moo ñu ci dimbali parce que ñun bi ñu demee tëg fu ne dugg ñu fa moom moo dem au niveau de CCO dem wut seen avocat bi gën a kawe information bi ñu njëkk a am ci moom moo ñu ko jox muy Grand Lamine ak yeneen am na beneen bu ma ci mën a lim muy daayira Tidiane bi nga xam ne moom lañ bokk ñun ñëpp au niveau de Mourchia fii di daayira mu taxaw bi billaay am nañ ko bu yàggul benn facture boo xam ne 900 et quelques euros yaakaar naa ni ñi fi nekk ñu ci biir am na ñoo xam ne nga fekkee te ci télévision la xam ne ñoom bu ñu ko dégg dañu xam ne wax dëgg facture boo xam ne bon dafa amoon fuite d'eau mu nekk 900 et quelques euros waa service ak waa bi nañu dañu koy fay lépp golpe sinon dañ koy coupé mais biñu jaaxle mënoon nañu ko fay mais day métti biñu jaaxle moom lañ dem seeti moom moo dem en tant que membre de CISO dem wax ak ñoom gars yi ñëw li ñu ko fay France bu ko fay 200 euros ba mu jël tak grâce à lui waaw yeneen yi ñu ci mën a wax yëpp bari na au niveau de association bi lu bari la ñuy taxaw ci wàllu see fii nga xamante ne fi lañ nekk nii muy CCO salle la boo xamante ni nii du n'importe qui moo fi toog di wax saa bu ñu ko soxloo daf ñu koy moom moo ñu koy demandé jox ñu ko gratuit ñu koy suñu assemblée générale yëpp fii lañ koy defee ñu taal ñu climatisation bi defal ñu lépp ñu sécurité defal ñu lépp association problème bu ñu am war a maanaam saisir autorité conférence de presse yëpp moom da koy def au niveau si service am presse bi ñëw ñëpp ñëw taxaw teew lim ñu mën a servir mooy ñu ko wax yaakaar naa soxna Adja ay soxna yi wax nañ ko léegi muy ci wàllu liggéey bi bien vrai que ñu ngi au niveau du mais dañuy wax ne ñun dañuy beral loxo fii ñu bari ñu ngi liggéey grâce à lui moom moo leen wutal liggéey di leen buuf ba pare entreprise yi nekk ñu si bëri bu ñu am ay par exemple ñun ñëpp comprendre nañ ko mais parfois dañuy privilégier doomu espagnol yi affaire yooyu di bañ a jël africain mais moom day dox tànkam demoon ne pourquoi pas da ngay jël africain yi jël leen africain yi mais mu nekk ay liggéey yu rëy loo xamante ne ñu ngi koy def fii ci africain yi waxuma la Sénégal mais en général ci africain yi xam ne bu ñu doon toog tey di ko wax fii ba suba du jeex li ñuy def rek mooy ñaan ko yàlla guddal fanam may ko wér sàmm njabootam ba li nga xam ne moom la yéene yàlla defal ko ci baax salaam ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen di ziara di jégalu di gàmm asalaamaaleykum man la Lamine Sané tey nag kontaan naa trop bu ngeen ma joxee micro pour mu mën a wax tuuti sama nijaay Lamine Sané sama nijaay la yàlla def na fii la ñu xamante nag quoi waaye bu ñu xamante bi léegi nag comme que sama sant yàlla yor rek ma téy ko comme nijaay moom it mu téy ma comme jarwaat nekkin bi nag rafet na ba tey lépp lu ma sant nag maa ngi koy defal moom it lu ma ko sant mu defal ma kon tey nag bu mu RTS déplacé ba fii di ko laaj di ko def naka la di ko delloo njukkal man kontaan naa trop tey sawar di war a wax si moom quoi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مفتح علينا من أبواب فضلك ويسر علينا من خزائن علمك ووفقنا للعلم والأمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk tuuram ak santam. suñu grand bi Lamine Sagna ñu ngi ñaan suñu borom yàlla sa tawaay bi gën a yàgg quoi mais man comme que suma olof bi neexul j'aimerais ma wax ko ak joola quoi waaw comme ça lameñ bi de gën a oyof quoi waaw moo kaa ne njomre saaful bala mu kasala kate mi tey du lañu laalu saliyaari nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam njomre saaful quoi mata kaya ñora kanu ya ñora ñatate kaya ñor kanu manje kata kayre quoi pour ekan témoignage yanu manje yata agranga wala la lamin fu jumol masha Allah fu je jak tambi parce que ujuka juk mata letola ku jola ko kebolalu kilalon donc letola kebolal ku man le ku maninga kebe ko kilol let ku ware nga kebe ko kilol let ku Nigeria nga ko kebo ko kilol donc lamin kankan ananu manje tan bu kana ko jembet e bejul kankan anaw ngare endaiya fusiya fiya monu jow mujul manu kan e hajaiya donc lamin mora jummitate bokana ko quoi mo kane bukana ko re elaw emite kan fujuma fiya fu famam fu piwe quoi o ramben jaat bukana ko du ramben mata emite pane jumi o ramben bukana ko du ramben mata emite pane jumi parce que emite yone anonano sandu rambene an rek njipani rambene donc fujuma facile anano sandu jumfo bukana ko tebenuti emite fayo pane tebeni bukana ko tebenti emite fayo pane tebeni ban anaw umam mang toujours mambi emite tebeni ko yoy koy me bukana ko tebeni ku cangare ni mari ko kateni mënulowul ko mo kane fu juma fiya fu jak tambi ko njomre saful ko mata jika kat si haja solutu manji jobete jam kawon ka kanu lamina on ko lami ko donc wani ijembete law bukana ko o soforal jat tano sandu jale rek paninde panu pural ko mo kane emita yone a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu donc sofa jakane kanu manjumi kate emite u nyaka rek tano sandu umanga mere panu ringal donc mo kane njumere law emite uribe na lol jaar panu jukana fa la ko allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. Lamine Sagna kay ñun ñu ngi koy nuyu bu baax amul luñ ko dul gërëm bu nekk gërëm nañ ko parce que fuñ ko woo rek mu wuy suñu foo fëgg heure boo ko woo rek Lamine wuy na la jaaxle boo waxee Lamine rek jóg na xanaa boo yeggul ci moom waaye boo yeggee ci moom rek man mi moom mënuma wax dara parce que may dox fii ci Espagne bi moom la mun naa wax ne moom la parce que fii booy dox kayit moo lay tax nga dox moo tax nit daal lu mu la defal rek waxal lu mu la defal man moom kayit ma am ko Lamine la te gis naa ñu bari ñu topp ci sama ginnaaw tamit ñeneen ñi tam ñu am kayit tamit moom la. waaw salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Yamar boo ma laajee si papa Lamine dinaa si sawar ban papa sax laa koy oowee ndax dëkk bi ma si duggee moo ma jàppale ba ñëpp xam ko ne man maay caatam maag Fandoy ñun ñooy ay caatam loolu lañ koy wax ñun papa lañ koy oowee su ma amee këyit gannaaw yàlla moom moo si dox wax ko boole maag ki ma defaral këyit fa may liggéey moo ma fa yóbbu sama miili moroom nag yu jigéen fii si dëkk bi ku si amul liggéey si moom nga jëm man bañ naa ko ba dafa ma jox ko autorisation boo xamante ni ku fi amul liggéey soo ma oowee ne ma liggéey laa bëgg ma jox ko numéro am ne ko demal si papa Lamine te bu fay dem ñaari fan ñett mu oo ko ne ko demal bërëb sàngam bu subaa di nga liggéey bari na fi nag ñu baree li maa di wax rek laay dolliwaat nañu jàpp gën a jàpp gën koo
gërëm daal gën koo sant ndax jàppale nañu ñun jigéen ñi bu baax a baax jigéen ak góor nag laa si bokk yemale ñun man fi may liggéeyee dañu amoon problème mu heure dañuy liggéey da ngay dugg 8 heures ba minuit wala 2 heures lañ lay fay baaxul naar yi sénégalais ya fa nekk ak naar yi ñoo ëpp fi ñu nekk ba ñu ñëwee wax ko dañu noppi leen ba fii may waxee ak yow nii ñu ngi def léegi tourno ñi sama ginnaaw si tourno yi lañ bokk dañuy liggéey ñi dañuy liggéey suba ñi dañuy liggéey ngoon te gannaaw yàlla moom moo tax ñu am loolu ndax syndicat bi mu bokk ku mu fa bëgg a dugal dina ko fa dugal mais nag danaan la na nga liggéey waxam yépp mooy fu ma la mënti yóbbu na nga liggéey bu fa xuloo bu fa xeex liggéeyal ba bu amee problème mu mën a taxaw rek la ko kon ñu ngi koy dollee gërëm bu baax a baax a baax a baax tey gën a ñaax ñu gën koo jàppale ndax mu mën ñoo jàppale référence la si ñun daal wasalaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum mbooloo yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp góor ak jigéen fii moom ku wax waxi Lamine Sagnang dañuy wax fii ba suba kenn du ko mën a jeexal parce que sama mag la man xam naa lu tax moo tax man fii fu mu nekk ni mun ma fi wax dara parce que bu ma waxee rek dara du baax waaw nañ ko nañu ñaan yàlla ñu gërëm ko mu gudd fan ak wérgu yaram mu gën a gudd fan ak wérgu yaram man loolu rek laa nekk di ñaan na ma yàlla may loolu parce que lu mu taxaw si ñun kenn mun koo fay te dinaa lakk tamit si joolaa ji saafu ku paalom ku joola njombe saafu mi tu ano sankare sa kola dika safa kola Lamine Sagnang wana ngol makan ana wonte chamo wala tata tananya ofu ku dualo sima yai emite uno sima yai mafa mana sima e mujuka na fa wala tu parce que tate ano sana sankene wala pu sankene tate be kajom da tu ngon nuban yo ke bioni mang be ka sankena mbaadi misilmol mbaal kontona ntelemo al dimma al koto ma al fama al dimma Mamadou Lamine Sagnang bilo mbe sila télévision to ye ñininka nga fengo fenke Espagne janto be ñininka la walla te ngole fana fo surwa kan wala pour al salo wo ñama ha bitun telemo al baadi Mamadou Lamine Sagnang ok wassalam. Lamine Sagnang Manga cumple hoy 60 años. Bueno, María Jesús, por favor, quédate en el control. Pues para quien no lo sepa, Mamadou ha estado 30 años en Senegal y lleva 30 años en España, prácticamente, menos muy poquitos meses. Et 24 ans de travail aussi. Dama bëgg bokk ak sama xarit yi ak sama xarit yi ñoo xam ne dama bokk ak ñoom liggéey. Depuis ma dugg Espagne ba léegi maa ngi xeex pour que immigré suba ñu bañ a souffrir comme lu ñu souffrir ñun. Lamine, mais nan nga def ba nekk le premier syndicaliste noir au niveau d'Espagne? Loolu tam liggéey bi la parce que nit boo bëggul sa mbokk souffrir comme li nga souffrir je crois que da ngay commencer di dimbale nit ñoo xam ne yaa leen tane tuuti parce que dafa amoon immigré yoo xam ne dañu souffrir yoon man ma di leen dimbale nigériens yi ma di leen dimbale ba syndicat yi gisi chaque jour ñu ngi may gis ki télé bi chaque jour ñu ngi may gis ki journaux yi ñu ne kii moom il faut ñu waxtaan ak moom parce que si fekkente ne mun na liggéey ak ñoom parce que nit la yoo xam ne il est très intéressant pour dimbale mbokkam yi pour dimbale liggéeykat yi pour dimbale immigré yi moo tax ñu woo ma pour ma liggéey ak ñoom. loolu moo tax en fait vous êtes le premier syndicaliste noir mais tey lan ngay wax jeunes yi di soog a ñëw dans l'immigration tey loolu leen di wax. D'abord lu ma bëgg a wax ay immigré yi surtout lu fi ñuy ñëw léegi mooy ñu xam
lu ñu fekk parce que éducation d'abord parce que bu ñu amul éducation du ñu mën a dem fenn ñun Afrique ñun Sénégalais lu ñu xam mooy éducation d'abord ki nga fekk mooy sa nijaay mooy sa morom papa nga respecté ko comme sa nijaay nga respecté ko comme sa papa nga respecté ko comme sa nijaay sa umpaañ nga respecté ko comme sa yaay d'abord parce que lu may gis fii Espagne am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañu foogoon ne bu ñu liggéey am 500 euros ki seen poche dañu yem ak seen baay non puisque Afrique xamuñu loolu Sénégal xamuñu loolu nit xale lu mu fi bu fi ñëwee bu respecté wul moroom baayam moroom yaayam dina def loo xam ne kenn santu ko dina dugg problème yoo xam ne ëllëg bu sibiri dina rëccu waaw entonces lu ma bëgg a wax ak xale yi mooy ñu fexe ba ñu fekk fii lu tànk bu ñu jaar ñu fexe jaar tànk boobu